Sud Éducation. Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Tu lèves un genou. Sud Éducation. Info, assist et conseils pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. Tu lèves un genou. Tu lèves l'autre genou. Et maintenant tu sautes. mbokk yi ñuy déglu asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci suñu numéro 83 bu Sud Éducation ni ñu koy defee saa su nekk mag Mariem ñoo bokk plateau bi Mariem asalaamaaleykum. wasalaamaaleykum Aïda. Mariem tey dañuy def comme ni ñu koy defee de temps en temps tontu ci suñu question auditeurs yi et auditeur bi ñuy commencé moom Njalba la tudd daf ñu fi laajoon naka la war a def ak doomam bi nga xam ne dafa am fukki at ak juróom-benn mais ba mu ñu koy laaj dafa fekkoon dafa juum ci atu xale bi ndax année naissance am la ñu joxoon mais léegi corrigé na ko et doomam bu jigéen bi mi ngi am 16 ans. fukki at ak juróom benn la am et muy laajte nee na xale bi daal dafa désordonné du ranger néegam du dégg li ñu koy wax xamul daal naka lay def ak xale bi lan nga koy ci mën a wax pour mu toppatoo doom ji. doomam bu jigéen boobu fi mu toll léegi mooy li ñuy woowee ci nasaraan adolescence maanaam dafa toll ci benn at boo xamante ni dootul xale waaye nekkagul mag te temps boobu nag soo ci tollee ci pour xale dafa nekk benn temps époque boo xamante ni lu jafe la pour xale ndaxte xamul exactement moom fan la toll moom ci boppam fan lay situé boppam ndaxte kenn dootu ko traité comme xale mais en même temps du mag mënul jël ay décision boppam te loolu sax moo ko ci gën a metti ba nga xamante ni parce que dafay teg boppam mag dafay jàpp ni moom mën na war a jëlal boppam ay décision te kenn du ko bàyyi mu jëlal boppam ay décision et te nag moo tax muy fippu te fippu boobu moo nekk sax marque symbole adolescence maanaam te loolu sax am na normal na ci développement xale toll foo xamante ni day fippu bi ma njëkkee tontu Njalba sax ci doomam bi ma foogee ni juróomi at la am waxoon naa ni que fippu soo tolloo ci juróomi at aussi dafa nekk dara lu normal mais am na yeneen at yoo xamante ni xale bi su ci tolloo tam dina fippu te loolu tam dafa normal ci développement xale waaye nag xale su tolloo ci adolescence am na ñetti yëf yoo xamante ni soxla na ko lool benn bi mooy ñu koy déglu bu baax ndaxte ci li ëpp ñun ñi waajur yi daf xam nga daf ñuy xaw a soof nga xam mu nekk saay soo ko waxee dara du ko def soo duggee néeg bi du nuru dara ba mujj bi saay suñuy wax ak moom dañuy xuloo dañuy yooxu loolu yëpp day tax sax ba du dootuñu ci amati benn temps toog di waxtaan ak moom di ko déglu wala di ko jox ay ndigal te nag mais déglu xale bi du lu am solo la mais déglu benn xale boo xamante ni bëggatul waxtaan ak yow bëggatul toog ak yow aussi dafa xaw a metti mais naka ngay def ba mu waxtaan ak yow mooy nekk yow ci sa bopp di waxtaan ak moom di ko raconter yow bi nga nekk xale naka nga meloon wala bi nga tolloo ci ay atam lan nga doon yëg ci sa biir yaram ci sa biir xol loolu yëpp dina tax xale bi sax dem ba moom tam mu commencé ubbeeku tuuti nekk di raconter moom itam naka lay dundee situation wam su fekkente ni nag da ngeen dem ba seen situation jéggi dayoo ba nga xamante ni da ngeen di xuloo sooy wax ak sa doom da ngay mer ba mujj bi vraiment am na ay sujet sax mënoo soo leen ko aborder da ngeen di mer sujet yooyu ngeen di bàyyi que am yeneen sujet waxtaan ba nga xamante ni confiance bi dina dellu si complicité bi dina dellu si ba nga xamante ni situation bi daal dina ndox mu sedd sotteeku ci ba nga xamante ni léegi di nga mën a commencer yaraat sa doom par exemple su fekkente ni da nga bëgg xale bi dem ranger néegam au lieu que nga koy wax demal nga ranger sa néeg nga ne ko soo demee sa néeg est-ce que mën nga jël sa yére yi nekk ci suuf nga yóbbu leen ñu fóot leen nga yóbbu ko ci pañe fóot bi maanaam daal bañ ko wax dara loo xamante ni li mu war a def dafa ëpp ñu ko koy wax par tuuti di ko neexal bu mujj bi sax situation bi dina nekkaat situation bu ñu mën a gérer ñaareelu yëf bi nag mooy ñaareelu ndigal bi may jox Njalba mooy que bu mu fàttee di jël doomam di ko uuf di ko taf ci dënnam di ko fóon di ko wax ni daf ko bëgg ndaxte loolu yëpp dafa nekk ay affection marque affection yoo xamante ni xale yi dañ ko soxla dootuñu ko te ñun waajur yi dootuñu ko defati suñu demee suñu gisee yi dañuy màgg dañ koy fàtte dañ leen dañuy favoriser seen rakk yi parce que dañuy wax ni ñoom ñoo ci toll mais quand même affection nekk ñu lay fóon di la wax ni dañ la bëgg loolu ñëpp ko soxla même ñun ñi mag yi dañ ko soxla xale yi gën
gën ñu kaa soxla même su fekkente ni dañu am fukki at ak juróom benn fukki at ak juróom ñaar wala sax ñaar fukki at waruñu mës a bàyyi loolu te loolu tam aussi dafay seddal seen xol ba mujj bi ñoom tam dinañu bëgg a seddal suñu xol te loolu tam lu am solo la. ñetteelu ndigal bi mooy que même su fekkente ni ñun ci suñu bopp dañu am impression que xale bi xëy na ñun ñoo ko lor ñun ñoo ko tooñ waruñu bàyyi xale yi di ñu culpabiliser loo maanaam di dem ba foogloo ñu ni que ñun tam dafa am daal lu ñu def boo xamante ni tax na ñoom ñu mel ni ñu mel ni ñu mel noonu dañ ci toll loolu rekk la. sauf ay situation yu spéciale am na ay situation yu spéciale man mënuma lim situation yi existé yépp am na ay situation yu particulier waaye nag bu ñu bàyyi xale yi di ñu culpabiliser ba mujj bi duñu leen punir ba mujj bi aussi duñu leen jox yenn ndigal yi wala li ñuy woowee ci nasaraan fermeté maanaam mooy sévérité stricte suñu waxee dara xale yi war ko def suñ ko deful ñu punir leen loolu tam bokk na ci yar doom y compris yar adolescent. waaye nag Mariam naa ci dolli li ngay faral di dolli yar ak punir ak yooyu taxul dóor bokk ci dóor dafa metti dóor violence la day tax xale yi gën a violent donc ñu moytu di dóor xale yi nañ def yeneen moyens yépp yi nga wax mais bu ñu leen dóor. Exactement. voilà ñaareeli laaj bi ñuy répondre tey Mariam mi ngi jóge ci Lamine dafa bëggoon xam naka lay def ba dimbali ay doomam ba ñu organiser seen wàllum njàng question bi nag question bu important la ci temps yi ñu nekk nga xam ne école amul xale yépp nga ca biir kër ga donc mun leen a wax pour ñu bañ a fàtte la ñu jàngoon et organiser wu pour mën a bu école ubbi waatee ñu mën a continuer naturellement. li ma bëgg a wax Lamine mooy que xale yi effectivement il faut que ñu mën a organiser seen bopp seen jàng ñun ñi waajur yi mënuñu nekk toujours nekk seen gannaaw di leen wax defal nii defal naa et cetera donc effectivement question bi am na solo ndaxte dañu war a jàngal suñu doom yi naka la ñuy organiser seen bopp seen jàng mais am na ñetti principe yu ñu war a topp benn bi mooy xale bi dafa war a xam ni su amee leçon daf ko war a comprendre daf ko war a jàpp xam ni exactement lan la leçon bi di wax waxuma jàng ko par cœur. mooy comprendre li leçon bi di wax su ko comprendre bu baax dafa war a mën a def ay exercice ba nga xamante ni dina gis ni exercice yi juste nañu ba ça veut dire que moom comprendre na leçon wam ñetteel bi mooy leçon bi waratu ko fàtte ça veut dire que su xasee ba jàng ko benn yoon ba def exercice yi léegi dafa war a nekk dara loo xamante ni dafa fixé wu ci biir boppam ba dootu ko fàtte ba faaw loolu tam lu am solo ñetti principe yooyu suñ ko jàppee bu baax su ko xale bi moom ci boppam jàppee leçon bu mu gis dina ko jàpp dina ko xam te dootu ko fàtteeti mais nag pour que xale mën a organiser liggéeyam dafa war a nekk ci benn bërëb boo xamante ni amul bruit nekkul fenn foo xamante ni dañuy taal télévision taal rajo dafa war a nekk ci benn bërëb boo xamante ni vraiment mën na fa jàng sans problème te loolu ñun ñi parents yi waajur yi ñun ñoo koy organiser ba nga xamante ni ci biir kër gi dina am benn pièce boo xamante ni mën na fa dem wéet fa jàng tranquillement te kenn du ko fa déranger ñaareel bi nag mooy que xale bi dañ ko war a jox méthode maanaam expliquer ko naka la war a def ba concentré wu naka lay def ba du fàtte naka lay def ba mu comprendre te loolu naka la koy defee mooy mën nañu parents yi am na ay méthodes sax mais parents yi mën nañu dugg ci biir internet am na ay sites yu bare yu koy expliquer naka la ñuy def ba jàppale suñu ay doom ci naka la ñuy def ba retenir seeni ay leçons ba bañ ko fàtte ñetteel bi mooy waruñu leen jël rek naan leen tey jii dañuy def mathématique par exemple journée bi yëpp ñu def mathématique wala matinée bi yëpp ñu def mathématique maanaam 8h ba midi ñuy def mathématique non même école sax duñu def benn activité bi kese ay waxtoo ak ay waxtu dañuy jël ay activités yu bari ñu koy def ay juróom par exemple juróomi simili ça dépend ci âge atu xale bi mais su xale bi nekkee xale bu tuuti xëy na ay par 5 minutes la ñuy def ay activités su commencé màgg par 15 minutes maanaam fukk ak juróomi simili ñu par exemple suñu defee tuuti mathématique après ñu def tuuti français après ñu def tuuti sport te itam nag aussi ñu leen di def ñu leen di bàyyi ñu reposer wu tuuti ñu noppalu et aussi di fo aussi ndaxte jàng fo ci la bokk dernier ndigal bi ma mën a jox Lamine mooy expliquer ko que ni aussi xale yi suñu demee ba xaw a màgg tuuti dañuy def ay fiches maanaam su leçon yi baree dañ koy résumer ci ay fiches bind leen bañ a bind lépp te loolu tam dina leen dimbali ci jàpp leçon yi. jërëjëf Mariam ci tontu bi di leen ñaax yéen ñëpp rek ngeen toppatoo seen bopp ci temps yu difficile yi ñu nekk asalaamaaleykum. Merci Aïda, à bientôt. Sud Éducation.
Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Hey, tu lèves un genou. Sud Éducation, info, assisté conseil pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariam et Aïda. Hey, tu lèves un genou.